mbokki téléspectateur yi safoo di seetaan le Rufisquois TV dal leen ak jàmm seen premier numéro info du net. information yi tey dañu koy dooree ak problème bi jip ci diggante Adji Sarr ak Babacar Touré. Babacar Touré nag moom dafa génnoon def ay révélation ci gune gile ne Adji Sarr dafa feebar bu métti dafa sax dawee fa nga xam ne fa lañ ko garde woon ngir mu nekk en sécurité waaye itam moom Adji Sarr dafa am ay problème ak maître El Hadji Diouf ba jamono ji benn féministe moom moo ko hébergé ci biir këram. ba tax na kii di Françoise Hélène Gaye moom defoon na ab vidéo doon wax ci problème bi jëpp ci diggante Adji Sarr ak Babacar Touré. ba tax na sax moom woo Adji Sarr en direct ngir mu mën a indi ay leeral jëm ci accusation yi nga xam ne teg nañ ko ci kawam. ci loolee ci la Adji Sarr jël téléphone am répondre à l'appel de Françoise Hélène Gaye ne daal moom li muy dégg ñu ko koy waxal dara du ci dëgg ndax daal moom Adji Sarr mi ngi ci jàmm ak salaam feebarul dara jotu ko waaye itam déménagé na comme ni ko Babacar Touré waxee waaye nekkul benn yoon ab fuite boo xam ne da koo amal dafa déménagé tout simplement parce que fa mu nekkoon dafa nekk foo xam ne amatu fa woon sécurité ndax nit ñi ngi ko commencé woon di xàmmee te doon bañ ñu fekk ka fa faagaagal ko ndax moom problème moom bii nekkul problème bu ndaw nekk na problème boo xam ne jip na ba pare itam sénégalais yëpp impliqué wu ci ba tax na daal moom nee na ab sécurité am la doon garder moo waral mu déplacé wu jóge fa nga xam ne fa la logé woon a dem ci feneen waaye amul benn problème ak benn jafe-jafe ak kii di maître El Hadji Diouf d'ailleurs moom sax mësul dëkk benn yoon kër maître El Hadji Diouf moom mi nga xam ne moo di ab avocat wam moom Adji Sarr daal nee na li mu soxla te bëgg ko nga xam ne mooy yéeneem te képp ku ko doon dimbali ci loolu dong la bëgg nga dimbali ko moo di procès bi war a dox ci digganteem ak Ousmane Sonko nañ ko gaawal nañ ko def nu mu gën a gaawee ndax moom bëgg na Sénégalais yi xam dëgg gi fu mu féetee et que sax moom mi ngi xam la ne bu dee moom moo def erreur buñ ko baal benn yoon nañ ko condamné teg ko ay daan yoo xam ne dootu ko fàtte mukk ndax daal bile affaire causé na la mort de plusieurs personnes au Sénégal loolee moo waral moom Adji Sarr mu génn ci boobule direct bu Françoise Hélène Gaye ngir indi ci ay leeral gannaaw accusation yu Babacar Touré yi. leneen lu lëmbe Sénégal jamono ji ñu toll nii mooy problème des médias bi dox ci digganteem ak administration fiscale Bougane Gueye Dany nag nekk leader politique waaye itam directeur général bu des médias moom jamono ji mi ngi dund ay problème yi dox ci digganteem ak administration fiscale waaye nag kii di major Aliou Kandji moom wax na ci bile affaire àdduna si jëm ci loolu ndax nee na daal kii di Bougane Gueye Dany ak administration fiscale ab incompréhension moo dox seen ab diggante dëgg la kii di Bougane Gueye Dany am na ay cutis yu wane ne moom wàccoo na ak l'impôt ndax daal lépp dafa leer ci yooyu les cutis waaye nag moom Aliou Kandji nee na incompréhension bi fi mu nekk mooy ci li Bougane Gueye Dany déclaré woon jëm ci wàllu groupe de presse am boobu di Sen TV loolee moo waral waa fisc ñoom bi ñu defee seeni évaluation xam ne li mu waroon di joxe ci impôt waroon na ëpp lu ni mel moo waral ñu bind ko ne ko daal amee nga fi lu toll ci 2 milliards de francs CFA gannaaw ba ñu defee ay évaluation pour xam groupe des médias lan la war a mën a fay directement jëm ci wàllum l'impôt loolee moo waral nag Bougane Gueye Dany ci kàddu yi kii di major Aliou Kandji moom warul woon jël mbir mi def ko politique ndax daal major Kandji nee na au lieu que muy nekk état bi moo ko politiser mais au contraire kii di Bougane Gueye Dany moo politiser mbir mu ni mel ngir mën a victimiser wu surtout que dañoo nekk ci contexte waajale élection locale yi war a am ci atum 2022 le 23 janvier moom nag major Aliou Kandji nee na daal nañu bàyyi di xas ak ŋàññ suñu administration fiscale ak administration en général ndax daal ñi nekk ci boobule administration ay citoyens sénégalais lañ am ay appartenance politique waaye itam nekk ñoo xam ne seen liggéey moo leen ñor seen liggéey moo leen soxal nekkuñu benn ñoon yoo xam ne dañuy jukk ngir yàqal Sénégal wala di nangu ñu leen di def looloo xam ne day dem au-delà de leur éthique
et déontologie loo xam ne daal ñoom seen kersa nanguwu ko seen jom seen fulla ak fayda gi ñu àndal ak seen liggéey mayu leen ko loolee moo waral mu ne moom daal nañ bàyyi di attaquer administration fiscale ak administration en général ndax daal ñoom defuñ lenn lu seen liggéey du Macky Sall kenn koo xam ne ab politicien la koo xam ne mën na leen defloo naka sudul noonu ndax ñu ci bëri dañoo jaar ci école de formation yoo xam ne école yu jaar yoon la lu ci mel ni ENA école nationale de l'administration. beneen info ñeel ñaari député yi di Boubacar Biaye ak El Hadji Mamadou Sall ñoom nag ñu tuddoon leen ci ab affaire présumé trafic de passeport diplomatique maanaam daal ñoom lañ doon luubal di créer ay passeport diplomatique yoo xam ne fictif la ñoom nag dañ leen koo jiiñ xamaguñu ba tey ndax ñoo ko def ou pas te li waral loolu la yéex c'est parce que dañoo levéegul seen immunité parlementaire maanaam seen mbalaanub kiirlaay te ñi war a def loolu ñoo di waa commission ad hoc bi nga xam ne ñoo nekk ci assemblée nationale ñoo war a examiner seen ab dossier ngir mën koo jébbal ñii di député yi ñu mën a voter ndax dañuy lever wala duñu lever seen immunité parlementaire jamono ji ñu toll nii nag ñoom boobule commission ad hoc jaaree ko ci seen président def na ab communiqué di xamle ne ñaari député yooyu noonu dinañ leen auditionner suba à partir de 10 heures ngir ñu mën a indi ay leeral jëm ci question yi nga xam ne moom moo ëpp boppu sénégalais yi jamono ji ñu toll nii ñoom nag gannaaw buñ jugee ci loolu dañ jébbal seen rapport ñii di waa assemblée nationale ngir ñu mën a procéder au vote de la levée de l'immunité parlementaire des 2 députés ci boobule commission ad hoc nag 11 membres ñoo fa nekk 8 yi ñi nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar 2 yi ci groupe Liberté et Démocratie kenn ki moom non inscrit la waaye nag ci commission ad hoc boobu ne ci la ñuy saytoo ndax daal ñii di député yi liñ leen di toppee jar nañu lever seen immunité parlementaire ngir ñu mën koo jébbal waa assemblée nationale ngir ñu mën a jël la décision finale. ñu jeexalee info du net ak ñi nga xam ni ñoo di gaynde yi jigéen yu Sénégal yi nga xam ne nag ñooy jouer football ñoom nag dañoo làpp équipe bi di Libéria dóor yu métti ndax daal 6-0 lañ leen dóor ndax daal boobule équipe ñi ngi doon jouer moom ngir lii di éliminatoire CAN 2022 yi di ñëw ñu war koo amal fële ca diwaanu Maroc ñoom nag ci match aller bi ñoom ñoo dooroon bile équipe 2-1 defaat nañ lu ni mel ndax bi pa dañoo yéegal baar bi équipe bi di Libéria 6-0 muy wane nag beneen yoon xarañte ak njàmbarte ki nga xam ne moo nekk ci gaynde yi football yu jigéen yi ñoom nag war a dem jongante ji ngir mën a indi trophée de la coupe d'Afrique des nations 2022 bi ñuy footballee foofee ca Maroc indi ko ngir mu nekk mbégtem sénégalais yépp ci fàttali nag équipe nationale féminine bi nga xam ne moom moo war a dem ci boobule kan nekk nañ équipe bu baax équipe bu performante équipe boo xam ne daal pare na ci côté yu bëri ngir mën a dem jongante ji indi coupe bi fii ci Sénégal mbokki téléspectateurs yi safoo di seetaan le Rufisquois TV li moo nekkoon li fi gën a fës tey ci info du net dig daje bi ëllëg la ci yeneen info yoo xam ne dinañ leen ko dégtal